Salaamaaleykum, nous sommes encore sur Balago TV. Et Balago TV du rek ay waxu musicien aussi hein. Bon, il faut que ñu maas nun ngi ba nga xam ne ñëpp ci xaj tey moom dañuy wax ci affaire école Manguier. Alors Manguier nag am na kilifa yu bari yoo xam ne ñu ngi ci nguur gi tey ji fa la ñu jànge am na kilifa yu bari yoo xam ne yàlla defal ne leen sutura ñoom tam fa la ñu jànge bon man maa ngi jàng woon ca wet ga ñu koy wax école Pay Darachid waaye nag moo Manguier benn lañu Manguier nag ku xam ne xamuloo ko mooy école bi sës rëkk ci kondiru fan bi ndeysaan bu njëkk ba fa lañ dem fa mariñ ndeysaan mu nekk école bu rëy nag bu yaatu tey nag maa ngi toog ak les anciens de l'école am na tam ñoo xam ne ba léegi ñu ngi ci école bi xëy na mais ñoom ñëpp ñoo bokk même gis-gis suqali école bi daal la ñu bëgg réfectionné ko ba mu nekk lu mucc ayib ngéwéle lool waay parce que bu géeree moom du baax foog mu ngéwéle alors je donne la parole à monsieur Ada Maliko mi nga xam ne moom mooy le porte-parole Ada xam naa ne moom tey nga wax ba géex ayte bismillah micro bango. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thione, ça fait un grand plaisir ñu bokk ak yow jotaay bi. Merci beaucoup. di la sant di la gërëm di la remercier ci réception bi nga ñu defal nii vraiment dañu teral lii mbégte la. Merci beaucoup. et aussi jox nga ñu occasion aussi pour ñu waxtaan ak àdduna waxtaan ak ñu gën a jege muy waa Sénégal. tey nag li ñu fi dajale. dama bëggoon gannaaw bi ma la remercier ma présenter la délégation bi ma àndal. C'est normal. Délégation bi ma àndal c'est les membres de l'association des anciens élèves de l'école Manguier. man les anciens élèves. les anciens élèves parce que ñun nous sommes des anciens élèves. Ah. c'est-à-dire que ñun ñu ngi commencé. bi ñuy dal ci école bi c'était en 1967 ñun génération 60 lañu. D'accord. bokk ngeen fekk ngeen ba jamonoy ndem si yàlla si Pape Seck Mathiaki a jegi man ci sama ci di naaw na dañ fàttaliku lu neex. mais lu yàgg. xam naa ne yéen ay anciens ba salsero man ngeen très bien ndeysaan. donc ñun anciens élèves de l'école Manguier yi commencé 1967 ba 1977 suñu cycle primaire fa la yem ñu def entrée en sixième après daal di tasaaroo dem continuer suñu cycle secondaire dans les autres établissements. ñeneen ñi dem de la Fosse ñeneen ñi dem Blaise Diagne ñeneen ñi dem ci yeneen. am na sax ñoo xamante ne fa lañ jógee génn réew mi c'est-à-dire seen parents yóbbu leen ñuy continuer seen école ci yeneen dëkk ci yeneen ville. alors ñun ñi fi des nag mu am ci ñoo xamante ne yàlla dafa def ñoom ñoo bokkoon koñ. parce que Gueule Tapée am na ci ñu bëri ñoo xamante ne dañ fa des maanaam bokkuñu ci ñi déménager wala ñu toxu. ñoom dañ fa des donc des élèves qui restaient en famille à la Gueule Tapée. mu nekk aussi même chose à la Médina. mu nekk la même chose à Fass. mais ñi ci ëpp nag à un moment donné dañu dispersé wu gisatuñu leen. waaw léegi nag ça fait l'occasion su fekkee ne ñoom ñi xaw a dispersé wu. ngeen lancé leen un appel à travers Balago TV comme ça xëy na yàlla bu namee kàddu egg da koy àggale. donc xëy na ñoom bu ngeen waxee ñoom dinañu gis. waaw ba ñu leen déglu acca léegi ñuy duglu ci affaire présentation bi. membre association bi fi teew. ki teg sama wet Abdoulaye Ba. Abdoulaye Ba. Abdoulaye Ba. d'accord. c'est le coordonnateur principal. moom
mënoon na jàng wala. non il faisait partie des bons élèves il faisait partie des bons élèves seulement dafa tuuti woon dañ ko doon nangutu rek ndax tuutiwaayam. dafa tuuti woon mais c'était l'un des meilleurs élèves. dégg nga lu wax de nee na mos a génne les 5 premiers. waaw mais laajal ma am lay ban matière la gënoon ay. en toute sincérité. waaw Ablaye Ba matière bi mu gënoon ay mooy français. français te pourtant bi ma nekkee 4e. primaire laa commencé lire Guy Descartes. Guy Descartes 6e 5e 4e. di commencé bind livre. donc ñun suñu jàng dafa amoon solo par rapport ak léegi. macha allah. merci beaucoup Bapolo. donc keneen ki ci topp c'est le directeur de l'établissement moom mooy directeur école bi. actuellement moom moo fa nekk. d'accord moom mooy monsieur Omar Gueye. Omar Gueye. d'accord donc sunu ñaari jigéen yi. kii mu tudd Maguette Mboup. non daañoo ci moom. mu tudd Maguette Mboup. waaw moom aussi ci commission organisation bi Ablaye yor. ci association bi moom ak Ablaye ñoo bokk liggéey bi ci wàllu organisation. d'accord keneen ki. Maguette Mboup keneen kii suma sœur la Ami Boy. ndeysaan moom ku ma yaboon la nag. depuis mu nekk école. ñu mosaan wàcc au lieu mu ñibbi. day xeex maay atte ba keroog muy egg. ndeysaan donc moom aussi ndeysaan di sama sœur ma féetewoo ko. ndeysaan muy sama sœur préférée moom aussi ci commission organisation la nekk moom ak sama sœur bi ak Ablaye am na ñeneen ñu bokk ci organisation donc ñoom ñoo nekk ci commission boobu. d'accord man non seulement je suis le porte-parole mais je suis le vice-président de l'association. d'accord léegi damay laaj monsieur le directeur actuel. monsieur Omar Gueye. fi mu nekk nii bu ñuy laaj ay comptes yow leen koy laaj. dëgg la parce que yow yaay kilifa gi. dëgg la donc lu waral mbooloo bi nii pour un objectif noble maanaam lan moo ko yëkkati pour daal ngeen ne il faut que ngeen balaa ngeen di jeexal. ngeen def loo xam ne ça va rester dans les annales. kenn du ko fàtte. vraiment ngeen suqali école bi. dëgg la ak tam ban fit ngeen am rek ngeen koy def ak yan moyen ngeen yaakaar. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. damay tàmbali d'abord di nuyu monsieur Thione Seck bu baax a baax. merci. di ko remercier bu baax ci dalal bi mu ñu dalal fii. ak occasion bi nga xam ne may nañu ko pour que ñu mën a exprimer wu à travers Balago TV bi nga xam ne chaîne numérique la bu am doole boo xam ne ñu bari ñu ngi koy suivre kooku dañuy am mbégte ak kontante tey ak honneur bi mu ñu defal vraiment di ko sant di ko remercier bu baax d'abord. alors association bi aussi man dama toog ba jëmmi jamono mois de novembre. bi ñu ubbee école le 12 novembre dañu ci tekk 2 semaines ma jot visite monsieur Ablaye Ba mi nga xam ni mooy coordonnateur bi tey. keroog bi muy ñëw école fekk ma fa dafa fekk ñu nekk ci robinet yi ndax dañoo amoon problème mu ndox benn point d'eau lañu amoon ci école ba élèves yi daan fa dajaloo suba teel pour root si wo yi ñuy effacer seeni tableau ci classe yi ñuy perdre temps bu bari. yàlla di dox ba ñu am ku ñu jàppale bay defal ñu robinet. muy kan. muy Eiffage Sénégal. Eiffage benn waaw Eiffage Sénégal ji defar autoroute à péage bi. moo leen may benn robinet. ñooñu may benn rang 10 robinet. loolu moom baax na. waaw le long du mur wax dëgg yàlla def ci effort bu baax bu ñuy saluer au passage. di leen remercier au passage. parce que tax nañu am extension point d'eau ci école ba. keroog ba nga xam ne école ubbi na inspecteur ñëw fa visite de rentrée. mu ne ma daal da ngay fexe nu ngeen karalee place bi. ndax vraiment ndox mi gën a ñu mën ko gën a mën a sakkanal. bu gën a propre daal waa gën a propre ndax il faut ñu karale ko def ko genre kii noonu bassin. bu nice. voilà très bien. bu ngéwéle nag. voilà mu ngoog moom lañ fa def sax faf keroog bañ koy liggéey la Ablaye mi ñëw foofu. bi mu ñëwee nuyoo mu ne ma man ci ancien élèves yi doon jànge fii en 67 ci laa bokk ma jaaroon fi du pour gis la. def ci tombé moom. def ci tombé. d'accord. aussitôt nag wax dëgg yàlla am lu ma yëg ndax wax dëgg yàlla ba ma fa ñëwee ba tey muy octobre 2018. keroog laa mos a jot visitu ancien élève bu génération
bu ñëw ci école ba ne fii laa doon jànge d'accord te ba may ñëw dégg naa école ba formé na ay cadre yu bare waaye nag gisaguma ci woon benn d'accord ndax dëkkuma Dakar te miinu ma woon dëkk bi miinu ma woon cadre yooyu ñuy wax mais kan moo am waaw xelu parce que yéen yi moom foog nga am fit dëgg la xam nga boo amee xel rek ne xaaral ma créer benn mbooloo nangam pour tel objectif xam nga di nga ko atteindre dëgg la foofu dëgg la mais kan moo am idée bi dëgg la foofu laa jëm si ndax Ablaye bi mu ñëwee keroog ci la ma ne vraiment damaa ñëw ngir wax la ne ñun dañoo jóg pour retrouver wu si suñ biir bis bu ñu dajaloo mbooloo mi nga xam ne moo formé suñu génération ancien élèves bi fi doon jànge en 67 bëgg nañoo taxawal association boo xam ne dinañ ko def ngir mën a jàppoo am tuuti doole ngir ñëw dimbale école bi. mais là vous êtes au nombre de combien? waaw pour le moment ñoom ba ñu njëkkee daje le 29 novembre. lañ njëkk a daje ci école ba. mais amuñu woon nag nombre bu xaw a bari ndax l'effectif tourné autour de 20 rek jëm kaw. léegi nag léegi fi mu toll nii. wax dëgg yàlla su ma yeboo ne xanaa war nañ mat ëpp nañu léegi ñu jege 100. d'accord léegi ñu jege 100 personnes. d'accord waaw. léegi. waaw. ban financement ngeen jëkk jot wala jotagu leen financement. waaw waaye am ngeen ci espoir ban la. waaw jotaguñu financement nag bu jóge ci ñoom waa de ñu ngi am espoir ne démarche yi ñu jotagu na def ñoom. am na lu ñu bëgg a def ci école ba. ndax tam comme ni ko olof di waxee ku la dig ndékki ku la jox ndékki bu la diggee añ di nga ko gëm ndax keroog ba ñu njëkkee def seen réunion. lu as tuut sañu yoroon indi ko ci école ba pour symboliser vraiment seen action. ba ñu ko indee itam loolu dalal na suñu xel ndax dinañ ne kat ki la indil lii bis bu amee lu ëpp lii dina la ko indil ndax yéena ji am na solo. seen objectif. waaw c'est quoi exactement. waaw suñu objectif kay mooy xanaa fekk école bi fi mu toll nii. ñu dolli fa def fa loo xam ne ni ëllëgiti si biir dinañ xam ne kat école bi wax dëgg yàlla ñi fi newoon am na lu ñu fi bàyyi jëlee nañ ko x yóbbu ko y. parce que sama benn rakk ju baax. ñuy wax Bamba Fall Bams. waaw. je sais que jëlal na ma ay photo école bi actuellement. léegi nag xam naa dinañ ko insérer waale ci waxtaan bi. dëgg la. bu ko defee ñi nga xam ne ñoo leen bëgg a dimbali. waaw. xam ne lii mooy leen tax a jóg. dëgg la. et en te l'enseigne que luñ ci am rek. fee lañ ko jëmee mais. li ma xamee expertise bu Bams. waaw xam naa ne faw mu indi yeneen plan yu bees. dëgg la xam ne dëgg la actuel dëgg la. ay plan yu actuel lay doon nga xam ne. bu la ñu yàlla dimbalee. école bi fii la ko jëlee. waaye fii lañ ko yóbbu. dëgg la. d'accord ok léegi maanaam lu jigéen bokkul nag du baax. déedéet wax nañ ko. wax nañ ko jigéen moom. waaw ñooy xorom si. li ñu wax naan coup d'état sax bu jigéen bokkul. waaw waaw yéen waaye moom jigéen moom. mën nañoo yàq nag waaye. mën nañoo def. yàlla nag ñoom nañu yàlla boole. waaw waaw. léegi maanaam yow koo bëgg ci ñoom ñu nga jox ko kàddu gi comme yaay directeur bi. waaw man xanaa kay ñu jox ko koo ci jox baax na. ne ma rek. waa joxal Adja Maguette ba noppi. kon nag Adja Maguette. waaw. bu ñu ngi lay masawu ci portable bi réer. waaw. ci bi ngay ñëw. wallaay sekk. am na portable ba pare promesse bi am na. ndeysaan buñ ci jógee dinañ ko lijjanti lool. waaw jeex na kontaan gis naa. nga de ba xàcc li ñu naan xàcc boo gis. wërsëg waay la. waaw. léegi nag jubbanti bu jub. salaamualeykum. waaleykum salaam. auzu billaahi mina seytaani rajiim. ginnaaw ba ma sante yàlla julli ci yonent bi. maa ngi sant ñëpp. di sant ñi ma àndal. muy imaam. ak Bams ak sama collègue yëpp waaye maa ngi sant nag Thione Ballago Seck bu baax a baax a baax di ko sant ci keroog bi ñu fi njëkkee ñëw vraiment accueil bi mu ñu defal keroog dal na suñu xel ndax wax dëgg yàlla nit moom boo ko séenee mu rey rek kontaan nañu vraiment di sant yàlla di sant yonent bi di julli ci Muhammad di sant Bams mi nga xam ne lii yëpp moom la. waaw moom la de. ndax lëg nag bu lekkee alum.
na ko gërëme coy mi ko waddal. dëgg la dëgg la. loolu daal laa amoon ci lu may wax. di sant nag Ablaye Ba mii. ak sunu imam bi nga xam ne coow li ñoom la. ndax man mii di wax ak yow 67 laa demoon maa ngi yee. ba 77 laa fa jóge muy 50 ans gisante wu ma ak ñoom. mënoon nga jàng. ah jàngu géwél rek. jàng naa daal jàngu géwél yem naa it fa géwél ñooy yem. donc lii moom. ban matière nga gënoon aay ban matière. man mathématique. déet waay. waaw aayoon naa ci de wax dëgg yàlla. mënoon naa wéy it doon naa wéyantu. xanaa kay. mais attends kan mooy commissaire au compte bi ñoom. waaw commissaire au compte bi ñëwul. dafa am waaw dafa am ngant. ndeysaan commissaire au compte bi dafa am ngant mooy ki fi ñëwoon la semaine passée. ndeysaan bëggee moom dafa amee malade. ndeysaan moo tax ñëwul tey. ok ah léegi yow Adja booy woo sa morom jigéen yi nga xam ne yéen a jàngandoo woon foofu. ñii xam naa ne fàtte nga seen tur bon c'est très normal. ñii bëgg seen teetu leen depuis belle lurette. mais léegi booy leen di lancer ba un appel. pour ñu ñëw suqali leen. ñii nag da ngay sonne duñu ko man ndax amuñu moyen bi. waaye xëy na ñàkkul am na ci ñu ci yàlla baaxee ba nga xam ne. mën nañ ko def ay gestes. léegi ñooñu ngay woote. ñu déglu la ba loo leen di wax. man daal man Adja Maguette Mboup maa ngi lancé appel jigéen ñi jàngee mangi yi yëpp ñi ngi leen di woo ngeen ñëw fekk si ñu ndax école mangi yi kat wax dëgg yàlla fa la ñu dalee baax te lu ñu xamit mangi yi lañ ko xamee te am na si parmi ñu si ñun ñoo xam ne wax dëgg yàlla yàlla bàyyiwu leen. am na ñoo xam ne tey jii macha allah te grâce à mangi yi la. mais xam nga seen tur ñooñu. am naa si kenn ku ma xam ku mel ni Yacine Ndumbe Gueye. fu mu nekk moom. mi ngi nekk préfecture. mairie bu Jëppal. taxawal Yacine Ndumbe Gueye nga wax. waaw Yacine Ndumbe Gueye. bàyyil bu fekkee ne déggagul Adja xaaral ma yéene ko. waaw ba wax Adja Yacine Ndumbe Gueye. vraiment sa mbokki école maa ngi yewoon. waaw ñu ngi am yaakaar ci yow. ñoom ñëpp daal. bëgg nag nga ñëw ne koŋ-koŋ. waaw yaa ngi dégg gars yi kat dégg naa li ngeen bëgg a def. waaw ndimbal gi fu ñu koy joxee. waaw fee la nga dem Adja maa joxe nangam. waaw pour école maa ngi ak kan. Aminata Ba ñun tam ñu ngi lay woo. moom fu mu nekk. préfecture. waaw yéen bu doon ngeen taamu ñi nekk préfecture yi bu fekkee ne. ma ngoog de. kon daal kon école. dañuy doomu école mangi yi. ñoom ñun ay doomu école mangi yi lañu parce que vraiment école mangi yi daal am na ay doomam yoo xam ne macha allah bu ñu ñëwee jàpp ci combat bi dina baax. Aminta Ba nga wax. Aminta Ba. waaw mi ngi nekk préfecture. ban préfecture. bu Médina. bu Bamba Fall. ok. Dakar Plateau. Dakar Plateau mu ngoo gis nga man ñu bari dama leen perdre de vue. Adja Aminta Ba même bu fekkee rek dama ko béy ci laay itam ñu ngi la koy yéene. mu ngoo donc yooyu itam bu ñu ngi lay woo nga ñëw nga daal di cotiser. ak kan. ci jigéen ñi moom ñooñu laa xam. maa ngi woo tamit waa diaspora bi. ndax am na suñu frère yoo xam ne macha allah ñi ngi ci diaspora bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di lancer appel ñu ñëw jàpp ci école bi. parce que école mangi yi nag dañ fa bëgg a def loo xam ne loo xam ne day wóor na yàlla musul am Sénégal ndax jàng ci école gëj a gisante 50 ans yàlla boolewaat ñu ci kaw suuf ñu gisewaat loolu mbiru suñu borom la. kon nañ ko exploiter nañ ci def suñu kéemtalaay kantan kenn mënul yàlla rek a mën waaye yéen ñi nga xam ne yéen ngi ci diaspora bi bu ngeen ñëwee fekk si ñu dooleel ñu yaakaar naa mangi yi dina dem ci kaw ci kanam. alors donc pour ma tënkal la ko ñi nga xam ne ñoo doon jànge école mangi yi ñoom ñooy les prioritaires. ñooy lay waaye même ñu fa jàngawul sax. ku ñu dimbali ñu jël ñii ñoom ku leen dimbali ñu jël. parce que seen but mooy defaraat école bi defar toilette yi defaraat classe yi vraiment
parce que bu nawet ñëwee école bi dafay taa. vraiment. alors élèves yi bu tawee dëggantaan ba dinañ toog ay 15 jours yoo xam ne kenn du jàng. kenn du jàng parce que kenn du am foo jaar. dëgg la donc vraiment daal. ka fa jàngee ak ka fa jàngewul sama gars yi daal ñu ndeysaan ñoo ñaan ndimbal pour ngeen jàpp ci léegi. ku am yéene ñëw joxe ndimbalam fan lay jubal ak kan lay waxal. waaw ku am yéene. pour ñëw joxe ndimbalam. d'abord dama bëggoon dolli ci li suma sœur bi wax. dolli. suma sœur bi dafa ne ñi jàng école manqué ñun ñëpp dañoo bëgg dajewaat mel ni ay élèves ya fa nekkoon. c'est-à-dire. retrouvailles des anciens élèves de l'école manqué. d'accord d'accord. retrouvailles boobu moom mooy création mooy fondation association bi. wala ngeen def leen. moom mooy base bi tax association bi. ngeen def leen. waaw. ngeen ne chaque mois. chaque premier samedi de chaque mois. bëgg nañu ñi mas a jàng école manqué yi yëpp. ñu daje école manqué yi. parce que nag jamono gi dafa xat. ak feebar bi nga xam ne nit ñi tam dootuñu mën a déplacé wu. mais boo ko defee chaque samedi. de chaque mois. peut-être que ce message sera entendu. donc daal waa insister foofu. lancé waat ko. ñi jàng école manqué yi. ñëpp bu ngeen sañoon. samedi bu ne. ci weer bu jot. à partir de 16 heures. vraiment ngeen di def yéen ñëpp sottante xalaat waxtaan weccee ñaan ba tàllal yàlla loxo. bu ngeen fa jógee ngeen ñibbi. waaw parce que mooy li ma wax nii c'est-à-dire que dañoo bëgg doomu école manqué yi ak fu ñu mën a nekk ci àdduna. donc ñëw bi ñuy ñëw ci yow fii occasion la pour ñu lancer leen appel pour xamal leen ne ña ngeen nekk ndawloon démb ak barki démb ñu ngi taxawal lii ñu ngi leen di tàllal loxo pour ngeen ñëw ci waat. donc on leur lance un appel pour ne leen lii juddu na. moo nekk nii moo tax bam si bind nii pourquoi avoir cette association des anciens de l'école Manguier et naka lañ ko mën a defee ba loolu mu nekk une réalité. ok d'accord donc loolu moom leer na waaw ma sœur ginnaaw yow mënoon ngaa woy te jàng nga tuuti ban woy nga ma mën a woyal man mii fi ne nii ma toog. Adja mu ngi xalaat. ban ci la. yeah. ndax wuy yi bari na de. waaw boo woy baax na. boo ma dóoral baax na. en attendant muy réfléchir xanaa chauffeur bi booy dawal bul caaxaan waarul chauffeur. chauffeur bi acca. booy dawal bul. chauffeur bi booy dawal bul caaxaan waarul chauffeur. dal ndànk dal bu baax rek laa caaxaan. chauffeur bi booy dawal bul caaxaan warul chauffeur. chauffeur bi booy dawal bul caaxaan bul di gëstu. chauffeur bi oto malaaka la. oto malaaka la. dal ndànk dal ndànk. déedéet dal ndànk dal ndànk. dal bu baax dal bu baax. chauffeur bi booy dawal bul caaxaan warul chauffeur. xawoon naa mooy tuuti de. giir waaw waaw. macha allah. ok fàtte naa. bravo mais yow mën nga woy ah. mën na la rey. mënuma dara. boo léegi yow nag. ayca. man ak àdduna bi laa bëggoon nga woyal. àdduna. yow de mën nga. seet nga ma. dunya safar bi. masib naa. boobu daf ma neex trop. bu directeur moom woyu géer lay woy. non waaw daf ma neex trop. non woyu xalaas. mën na de mën na de. directeur moom ay woyu géer lay woy. non boobu daf ma neex trop yow daf ma neex. boobu neex na mbaroodi bi tamit neex na. léegi yow mbaroodi bi neex na. ñu ngi lay nuyu yow tam ci sa teewaay. waaw ak yow tam noo gisee mbir mi ak ban jàngat nga ci am ak noo koy lancé yow.
asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waa panel di ziar sama càmm sama góor Thione Seck Balago di leen ñaan yàlla jàmm ak salaam taw féex ak tay si amiin dëgg yàlla lii moom c'est pas donné à n'importe qui dafa jafe mais may nga ñu ko waaw di gërëm tamit ki sant Bamba aussi waaw ndax bu la kii waxoon lu la ko lekkee alam na ko gërëmee Thione ma ko ba tey dëgg la kon macha allah à vous ci gërëm suñu càmm ñii ñoo ñu guidé waaw bu tëjale association ni ñu ko tëralee ñu ko taxawalee ku nekk dañuy gis sa bopp ndax ku gis sa woo téléphone rek waaye di ma ngi waxtaan bi macha allah bu yëf mu law ko dem nii te bañ fay jóge ay xale yu ndaw lañu bañ fay doo ay xale lañu ne jàpp si ndox indi suñuy parents ndeysaan dem ba 77 ku nekk am 50 ans dugg si commencé macha allah dugg 60 ans wallaay kon ndeysaan sant yàlla ñu am nag yéene ci école bi yéene gi mooy def ko loo xam ne daal bàyyi fa trace daal maanaam ci gàttal dañu xam ne ñi fi jaar ñi fi mujjee jaar def nañ fi lii te du ñu rek ne ak ñi ñu fa fekk ak ñañ fa fekk ñu tamit waaw ñu woo ñëpp ñu ñëw léegi yow ña nga fa xamoon te ngeen miinante parce que xam nga nag mën nga jàng ci école nga miin 30 personnes le reste doo leen xam ba doo leen miin yow ñu nga ci miin yow ba xam leen xam seen tur xam sax fi ñu dëkk ñan nga jàpp ne yàlla baax na leen fi mu nekk nii ba yàlla may na leen mën-mën ba tax nga yaakaar ne war nañ ci mën a participer kan la ak kan comme ça ñu woo leen commençant par Ndoye Diagne mu Ndoye rappelé Ndoye Diagne moom Ndoye Diagne moom léegi fu mu nekk ma nga États-Unis mi ngi dëkkoon Médina di 27 angle 6 ndeysaan waaw maam Ndoye Diagne maam Ndoye Diagne waaw Ndoye kon nag maam Ndoye Diagne Ndoya yow muy nekk États-Unis waaw maam Ndoye boo xamuloo ci ban dëkk la nekk non xam nga bon maam Ndoya bu yàlla dogalee ci ancienne yi la bokk nga déglu su message bi non. ñu ngi lay lancer appel yow tam nga def sa loxo ci école Manguier bi pour que ñu mën ko restaurer ak kan Victorine Diop moom tam fa la ne woon mais moom Victorine Diop Victorine Diop. Victorine Diop moom fu mu nekk moom mi ngi fii mais ma nga village artisanal moom war na dugg si bii nii waaw village artisanal bii nii waaw ah ko kay sorowul mais dañ ko gisugul sax pour dugg sax parce que dugaloon nañ ko mais moo xam daal da xam ne daal ñu ngi ci biir Victorine ay jawaay nga dugg si ak kan ak xanaa ci diaspora yi suñu càmmiñ ci diaspora yi rek mais nag gars yi nekk mais nag gars yi nekk ci diaspora bi bala ñoo lof de bilaay am nañu jot a kii de doo attends am nañu jotagum nag am nañu jot a def nag seen ak kii de waaw les premiers pas de bu mel ni Aline Dieng Galle ay Bamba Fall ñu ngi nii ban Bamba Fall Bamba kenn mën koo fay. Babs mi sama càmm nii Bams moom mu daan defaan école nag non mais ñun on dit Bams ah d'accord kon nag moom mu daan defaan école du Bams Bams la waaw Bams kon waaw moom mu daan defaan école nag il faut mu tudd Bams c'est nous dans nous moom mu daan defaan école moo taxoon mu am fit ok léegi mon cher monsieur Ba léegi nag yow lay laaj nag les 3 axes qui vous motivent maanaam entre aide entre vous et les anciens élèves aider les enfants à avoir des outils pour étudier volontairement et normalement donc troisième bi l'aide à l'école avec vos petits moyens. Voilà, je remercie Thione Seck dama lay remercier ba pare parce que lii yaa ngi may delloo remercier parce que vraiment macha allah yow yàlla dafa def ñu tase 2 fois def naa si 15 jours te toog naa ay at yoo xam ne dama lay romb ñuy gisante mais mosuñu nuyonte yàlla boole ñu si benn ñaan ñu bokk ñaan boobu bokkaat beneen ñaan encore fan yi passé yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp man Ablaye Ba laa tudd pratiquement école Manguier amul ku ma fa xamul génération yi passé ñu gën a tuuti xam nañ ma parce que j'habite à côté de l'école à face de l'Orme. mais man monsieur Ba. xam nga lu ma jaaxal. waaw. foo fekk ku tuuti. mooy tu comprends. day bëri affaire ba pare ñëpp lay xam. adresse boo ko laaj. mun la bërëb bii la yow c'est une réalité man jaar boobu nga ma jox. non c'est une réalité nag. c'est une réalité loolu moom am na quoi xaw ma nag lu tax xëy na suñu borom moo ko bëggee noonu. waaw parce que ba ma nekkee xale ñoom ñëpp maa leen di diriger fu ma neex laa yóbbu Bams. mais yaa ci gënoon tuuti. waaw mais fu ma neex laa koy yóbbu ba pare yàlla defoon man gën si tuuti mais gën see mën a bëree
jege parce que Fass laa dëkk. champion de lutte gréco-romaine la. déet Ablaye dafa laaj leen ñii ñëpp punkal ku ma cité daan la. yow. dëgg bu wér nag ku ma cité léegi galgal la. xanaa xamoo ne. Mbaye Diop mii. waaw. nekk ci côté caméra bi. waaw. mais champion la ci. xam nga Aline Dione yéen a dëkkoon Médina de rue 25 angle 24. Aline Dione. Aline Dione ñoo defandoo lutte ak Kati Diop. ñoo ko commencé woon fii au Sénégal. kon alhamdulilah waaw bokk naa si ñi ko njëkk a def. mbay kii neex yi. waaw non mbay ñu géré nga xam. ñu taxawee nga xam. moo léegi wax bisimilah monsieur Ba bisimilah. waaw xam nga école Manguier man dama toog ba mu yàgg sama bëntu kër rek war a liggéey. mu am benn waa ju baax bu nekk diaspora bu ñuy wax Aline Dieng. Aline Dieng nekk Allemagne. nekk ak samay frères sama famille. mais mu woo ma ne mais Ablaye. depuis boobu ba léegi am na ay enseignants yu doon jàngee Manguier gaañu nañu. te musuñu leen defal dara ñun. keneen woo ma nee ma ah Ablaye ça fait 40 ans 50 ans am na ñoo xam ne bëgg naa leen gis mais xaw ma naka lay def ba gis leen. mu ne mais maa ngi créé benn groupe WhatsApp léegi je te nomme administrateur noonu la affaire bi démarré. boobu temps nag Bams bëggoon na ko Adama Mariko bëggoon na ko ku nekk bëggoon na ko mais yàlla daf ko jaarale si ñooñu. d'accord école Manguier li ñu fas yéene def ëmpul kenn ñii ñëpp mooy ñëw soxali école bi yëkkati ko. parce que fañ ko bàyyi woon nag wax dëgg yàlla fañ ko bàyyi woon bañ nekkee xale. fa la nekk ba léegi changement bi si am. bi si am defal ndànk changement bi si am mooy ba ma fekkee directeur bi mu nekk si tool ba. ban tool toolu école Manguier bi. maanaam di defar robinet yi. waaw. jumtukaay yooyu. bi ma ko gisee sama yaram dafa daw. ma ne directeur musuma gis directeur école. bu génn si cours bi di liggéey. man ba ma jàngee Manguier ba léegi maa ngi ko soog a gis si kii. donc. yàlla def ma ne ah kii de war nañ koo jàppal ba ma waxtaanee moom ñu créé benn réunion bi réussir diaspora nag ñu ngi leen di remercier parce que ku si nekk am na loo yónnee pour ñu tàmbali. parce que man dama dugg si toilette yi bëgg a jàpp am problème. sama yaram daw pratiquement jooy naa je vous le dis je vous le cache pas je suis très émotionnel. d'accord. ma ne leen priorité bi ñu war a njëkk a def. mooy defar ay toilettes. te toilettes yi c'est en cours am na ñu verser benn somme boo xam ne symbolique mais bien. à partir de lundi on va démarrer ça am na leneen loo xam ne il faut que ma yokk ko si aussi. Bamba aussi est venu avec des architectes. yoo xam ne vraiment kenn mën leen ràññi naka lañ koy waxee si olof. parce que pël bu dugg si lébu yi la mais déggul olof bu baax. yow mii. macha allah donc vraiment il nous a amené quelqu'un qui est vraiment bien. dégg naa loolu. kooku mu ngi waajal pour jàppal waa école Manguier donc am na ku ñu ciy fekk si daal. bisimilah. mais est-ce que def ngeen ay démarches auprès de la première dame parce que moom. kuy def ay actes yu noble la ci wàllu woowu mais il faut aller vers elle. bon loolu la ñu bëgg a def de mais ñu ngi si yoon bi. xanaa demander suñu am yi madame Mariam Faye Sall la première dame. yow mi jiite sa fondation. te vraiment dégg nañ lu baax yi ngay def. aussi à travers Balago TV. les anciens de l'école Manguier. ñu sollicité auprès de vous. vraiment ndimbal bu consistant boo xam ne mën nañ ci sukkandiku ren déwénaat yu bëri te vraiment yaa ngi koy def donc ñoom tam bu ñu sañoon daal nga laxale leen ci incha allah macha allah ba sama commission nag bu ñëwee dégg nga. incha allah léegi yow. su ma la ne woon tey jii. ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi. boo doon joxee titre. ci ndimbal bi ngeen di jot. ki ci njëkk kan la. ku may njëkk a jox titre. mooy ki nga xam ne jël na responsabilité mu woo waa diaspora ñi fa nekkoon yëpp ñi mu nekkaloon waa diaspora muy Khadim Fall di koy wooyee Bams parce que def na effort bu rëy bàyyi liggéeyam bàyyi lépp ñëw fekk suñu Sénégal fii ça vraiment dañ ko koy. waaw mais Bams moom ba dafa jàng école Manguier. jàngee na fa bokkoon parmi les meilleurs élèves na parce que moom mës nañ ko yóbbu sax ba bu njëkk kër Dia la ñuy wax. mooy Douta Seck. d'accord waaw président du conseil. effectivement dafa am keneen koo xam ne aussi vraiment yal na ko yàlla xare àjjana tey muy Cheikh Khalifa Meng
ñu ngi koy ñaanal au passage nekkoon si ñun bokkoon si ñun nekkoon ka fa dàqoon jàng aussi. yàlla def ko directeur CEMI bi ngeen doon dégg. moom la ko président joxoon boobu mu ngi Washington moo ko créé Rwanda créé ko Sénégal réussir ko partout. kooku ñoo bokkoon classe. frère am ku ñuy wax Aldo Meng moom moo jël place am tey ñëw di ñu jàppal sax ci association bi. donc ñu ngi leen di remercier parce que dañuy ñaan yàlla ñooñu nga xam ne way dawlu yooyu yëpp ñu mun leen tuddee au moins quelque chose dans l'école. waaw loolu nag dina rafet trop nga xam ne benn bés lay doon. benn bés. ngeen ne tey ñu ngi ba sargal ancien maître. bi leen jàngale fii te nekkatu fii. yàlla jël ko muy diw. njabootam ñu ngi nii. ndeysaan ñu ngi leen di gërëm di leen taxaw di jël benn. cadeau bu rafet rek. jox ko njaboot yi. macha allah waaw loolu moom dina ci baax loolu. incha allah mais attends mais Bams. mais est-ce que réellement Bams moo doon a jàng. Bams il faisait partie des meilleurs ku ñu dem ba président Senghor décoré la jox la cadeau. jóge fële Douta Seck kër naka lañ koy woowee kër Dia kër Mamadou Dia ba kër maam Abdou Aziz Sy. gars yi lalal ko ay sër. waaw mu ngi nii de saa waay jooju. billaay Bams kat a tout d'un artiste. mais macha allah. waay loolu moom ñun ñëpp fekke nañ ko quoi. Bams a tout d'un artiste. parce que boobu temps mën jàng moom beneen affaire la. da ngay ñaan yàlla kay bañ a jël ban boor la ma ne woon. ban boor la gën a mën kooku est-ce que bu fi nekkoon de dinaa ko woo daal laaj ko ban boor mais nag mënoon na xeex nag. Bams ay. xeexkat la woon de moo doon défendre comme ni ko sama jigéen bi waxee sànq rek. moo doon défendre jigéen ñi. mais léegi fan ngeen mën a sukkandiku pour seen yéene pour aider xale yu ndaw yi nga xam ne sànni. xamuñu liggéey gi réer. waaw mais en attendant. jàng rek la ñuy ñëw seen parents déposé leen. non wala sax mais ngeen def appel aux parents d'élèves. en même temps. il faut le faire. on va faire sensibiliser les parents d'élèves. ñu xam ne tam yéen. li ngeen di sàkku nii. seen doom itam dañ ciy bénéficier wu. et c'est vraiment du concret. waaw loolu ngeen def ay lettres. monsieur le directeur. yow tam nga rédiger ay lettres. parent d'élève bu ñëw nga jox ko comme affaire yi kenn xamul fan la. da ngay làmbatu rek ba daj léegi nag. bu coïncider nag ñiy jàpp fii ñiy jàpp fii. affaire bi dina dox partenaire bi nga xam ne ci. bu anto ginnaaw yàlla ci barke Bams. macha allah lay ñëwee pour suqali leen. te moom il paraît que c'est le patron des architectes. de France. boobu day bu ñëwee moom. lépp baax macha allah. na am lu ñëw fi ci ngéwél. ça c'est sûr pourcentage bi commission bi. parce que mooy première télévision bu ñu recevoir. donc vraiment c'est vraiment à applaudir. Bams sama xarit. waaw numérique waaw vraiment loolu moom. fii la ñu dooree daal. waaw wane nga ko de Seck. waaw bon léegi fi mu nekk nii da ngeen démarrer toilette yi. dafa nekk stand by. wala dafa am lu ngeen démarrer ba pare mu am lu manqué. wala lan waaw li manqué si toilette yi rek dañuy compléter fu mu nekk nii. mooy problème de fosse septique parce que évacuation d'eau moo am au niveau de l'école Manguier. mais amul fosse. amul fosse. mais comment ça. parce que dafa sori woo nañu directeur ONAS woo nañu ku nekk ñu ngi si ñaan ndimbal fépp daal. mais loolu waaw ba ci war a bu jógee ci école bi. wallaahi parce que vraiment. mais tali yaa ngi foofu. waaw demandé nañ nag ñu bind lettre mais on va essayer d'écrire au directeur général. non. Bon, monsieur le directeur de l'ONAS. Monsieur Sakho. Il n'est plus monsieur Sakho, c'est plus monsieur Sakho, excusez-moi, il y a eu des changements entre temps. Monsieur Sakho. Voilà du monsieur Sakho. Ki topp ci monsieur Sakho, bon, vraiment, bon, xawma tur bi xawma sant bi, mais. Monsieur Mbaye. Nan Mbaye, mais waaye Mbaye rek. Bon, monsieur Mbaye. Bon, léegi bàyyi ma jox la Thione Mbaye. D'accord? Monsieur Mbaye. Thione Seck ngi lay ñaan waaye ak waa école Manguier bi vraiment nag nga itam nga jaamu ci yàlla comme toilette yaa nga fa mais amul tuyau d'évacuation mais vraiment loolu xanaa loolu man sax mën naa ko ñaan sax président Macky Sall mais président Macky Sall ba sori na yow mi nga xam ne yaay l'actuel directeur maa ngi lay ñaan nga dimbali ñu Masta Taji lay waru suuli école Manguier bii toilette yi mais vraiment mu am caniveau boo xam ne moo koy yóbbu ci canal fa bagage yëpp di dem te sori vraiment
boo ci loolu moom boo ko defee daal kenn mës na gis man sama pooj. waaye man dinaa la feccal. merci monsieur le directeur. macha allah allez-y. donc léegi attends je termine les 3 points. vas-y yëgaleel le troisième point bi. waaw troisième point bi est-ce que mën nga mën a kiiwaat. troisième bi mooy. waaw. aider les enfants à avoir des outils. pour étudier. waaw normalement. waaw loolu moom démarré nañ ko suñ première réunion bi ñuy ñëw. yàlla dafa def ay sama xarit yu xarañ pour man xam-xam la dañu am xam-xam. bi ma ñëwee moi-même j'étais ému même bu dee benn paquetu cahier la ñu andi. wane nañu un geste fort mooy ñun ñëpp war nañu andi conteneur au cahier. ces gens-là wane nañu geste bu fort ñuy waxati 2 jours après ku ñuy wax Adama Mariko andi ay mbalit ay poubelle fu xale yi mën a dugal. pour nettoyer. Ça c'est important. waaw et pourtant c'est juste symbolique. Ah, c'est important. ñuy waxati 3e personne bi mooy ñi nekk diaspora commencé joxe ay cotisations pour dimbali xale yi pour ñu am toilette yu baax donc ce qui veut dire que dans l'avenir ñun dañu war a def plus que tout ça. man de xam naa leen. waaw. xam naa ne xëy na gis bi moo leen di. jafeñ. mais xam naa. ñetti nit yoo xam ne. ba ñeent sax. kenn ki mooy suñu rakk ju baax. nit ku baax ku ñuy wax Doro Gaye. bu ngeen fexe woon ba gisante ak moom xam naa ne ba dina jàpp. macha allah moom bëgg na di def geste yooyu. te kenn du ko xam yàlla rek tax. ak Serigne bu CCBM. macha allah ak Cheikh Amar. ak Ablaye Dia Sénico. ñooñu moom wóor na ma ne ay nit ñu baax lañu. bu ngeen fekkee daal ba fexee ba am contact ak ñoom. te sax warul sax jafeñ. parce que ñoom ñoo ku ci nekk am nga société. boo bindee lettre officielle. dem déposer ko fa nga ko war a déposer. boo ànd ak dogalu suñu borom. te wërsëg nekk ca. dina ko jot. macha allah jërëjëf gëm naa ne ñooñu daal bu ñu ko jotee. du ñàkk ngeen am. ngeen mucc. mais nag daf leen di jaral nag ngeen def délégation. dox ko mu mat sëkk. macha allah macha allah bon xam nga suuf bu ëppante bu dañu ko jàll. loolu moom fi lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi. te yàlla kenn rek la jox. macha allah loxo ak loxo. muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. te reste yëpp ci diggante doomu aadama ak doomu aadama lay jaar. kenn amul maqaamam. ku dul yonent Yàlla Muhammad. macha allah yàlla jox la yaag moom rek. nit nitay garabam. bien que nit sax nit mooy posonam aussi. mais c'est comme ça c'est comme ça. c'est la vie. donc daal ba ngeen mën a daal def seen grand bu yu baax. macha allah yor seen lettre. mais bii baax na tey. waaw waaw non bii baax na pour kii. waaw léegi naa ko jël si fële boobu. mais nag bu waree dem cee ñooñee. waaw noo xool. am na nooy demee. sa bos bi nga soloon keroog laay jël si. ba jox la ko am ko jeex na ko jaaxal yow. non jox ma ko rek dama koy dóor si biir. loolu jaaxal ñëpp. donc daal incha allah rabi daal bu ngeen ci parce que nag bon. yàlla yéen rek lay fay. macha allah. yéen rek lay fay. wallaahi parce que mën nga bañ a am moyen. waaye nga am yéene wu. ànd ak say bokk. bu yëkkati montagne. lu baax nag. fokk mu xaw a yàgg ci nit ndax lu baax du gaaw a ñëw ay mbokkam lay xaar. lu bon rek ngay sóobu léegi mu ñëw léegi. wala quoi. dafa bëri mbokk. waaw donc léegi bu fekkee ne fàttewu leen benn question. bu directeur. amoo dara loo bëgg a njàmbaas ci affaire bi. social. waaw dafa bëggoon entre nous ou bien entre les. entre nous. voilà mais dañu prévoir woon aussi social comme ñun aussi dañu toll si âge yu 60 ans ñun tamit suñu yaram susante na tuuti ñu si gën a bari mais dañuy ñaar yàlla aussi ñu wér mais loolu du ñàkk am na si ñoo xam ne seen bët dafa muuru tey du ma lim ñooñu tamit war nañ leen dimbali war nañu créer lu mel noonu aussi loo xam ne nañ leen mën a dimbali loolu si la bokk si association bi aussi. maanaam su ma ko baamtoo. waaw. bu yàlla defee ndimbal am. ndimbal bu consistant. da nga ci prévoir ñi nga xam ne ay anciens élèves lañu. ak ay anciens instituteurs. nga xam ne léegi dañoo feebar.
mënatuñu def dara. macha allah léeg-léeg ngeen laaj ne leen am lii. coppati si tuuti jox d'accord maa ngi ñoo leen ko dimbali. wallaahi waaw loolu moom dina baax loolu waaye. loolu moom yàlla na ko yàlla nangu. jërëjëf waaw jërëjëf. non non vas-y. c'est-à-dire je voulais juste revenir un tout petit peu en arrière. ci li tax ñu jublu ci loolu. c'est-à-dire que bi ñuy dugg ci affaire dajale ñun ci suñu biir dajaloo pour ñu dajaloo woon ndax dañoo réeroo woon. ba ñu génnee école ku ne dem on s'est perdu de vue pendant 50 ans. li Ablaye wax léegi loolu laa bëgg dellu si waat c'est-à-dire bi ñu demee ba nga xamante ne ñu ngi namm gisewaat. après 50 ans d'absence ñu créé benn bu mu jokkoo di ci jokkoo pour ñu créer daje. bi daje boobu amee ci la ñu constaté que ñun ba ñuy jàng avantage yi ñu amoon ak école ba ñu nekkoon avantage ya fa nekkoon gisuñu ko tey mooy li Ablaye wax léegi. li nga koy dëgg ñun temps bi ñuy jàng école. mais da nga daan jox chaque matin meew. meew. ravitaillement meew. waaw. doo jënd cahier. doo jënd protège cahier. doo jënd bic. mais nag temps boobu. temps boobu. table yi. encre la amoon. waaw. te boobu temps. sotarak bii. de fu la neex demal. ba 30 francs ngay fay. amoon na potu meew bu neex bu bu la ngeen 15 francs. boo xam ne nit ñi bu ñu masaan dem cours ku ci ne non xoolal da ngay dagg mburu mi sotti da ngay dagg sa mburu rek gën a dugg voilà non xoolal lekk bu sa biir fees. mais tam Senghor la woon ah oui temps yi boobu. temps Senghor la xam nga bi ñu ñëwee temps Senghor. li ñu indi woon mooy ñun. da ngeen amoon dafa neex. dafa neexoon da non ngeen temps Senghor la. daan gisee ba ñu amee 7 8 9 10 ans ba 11 ans. waaw après on s'est perdu de vue. mais temps boobu temps Senghor la woon ak Mamadou Dia. Mamadou Dia waaw boobu temps boo amee fukki dërëm. da ngay ataya. ba 30 francs war nga ngay jënd. 10 francs sucre. wallaay 10 francs nana. et puis xool sucre tël ji. waaw tel si. xale yi xamuñu ko. ndeysaan nekkoon na. non nekkoon na. ñoom Mbaye Diop ñi ne ndeysaan boobu temps xam naa ne ñoom xale yi xamuñu ko. ndeysaan. donc mooy li Ablaye wax léegi bi mu fekkee directeur bi mu nekk ci loo xamante ne vraiment ñeneen ñoo ko waroon def loolu ça devait même pas se faire di defar ay robinet defar ay toilettes loolu yëpp dafa waroon nekk lu normal. mais yow bu ñu ñëwee gis nga mais yow il paraît que imam nga. non xam nga imam bi sax li muy sonal leen. li muy sonal man damay laajte souvent Fatiha ñaata aaya moo ci nekk. dégg ba nga léegi xamaguma ko. non. léegi nag ku xamagul Fatiha ñaata aaya ci nekk ñu bëgg la wooy. mais nag imam nga. waaw mais imam bi jeex na léegi tàkk. jàng Fatiha ba mu mokk. jeex na jeex na tàkk imam. mais au passage on a oublié quelqu'un Matar Diagne doomu Aline Diagne Mbor dëkk Face de l'Homme école Manguier la jàngee mais dafa tawat temps yi moom tamit ku doon def dara biir école Manguier te kenn yëgu ko ndeysaan. da doon génn di am lu mu fa def yàlla na ko di ànd ak Roger Mendy yàlla na ko yàlla fay. Roger Mendy bi nekkoon GIA moom waaw, tamit Roger Mendy mu ngi si biir groupe bi parce que ñun ñoo bokkandoo école moom tam nit ku baax la. depuis waroon na ñëw sax ñoo jàngandoo école ñoo defandoo man maa ko yóbbu pratiquement maa ko doon jëlee Fann di ko dugal Fass de l'Orme ba mu bokk waaw loolu laa bëggoon souligner parce que Roger fàtte nañ ko si waxtaan bi aussi parce que bokk na si moo wax Matar Diagne waaw léegi bismillah bu DG monsieur le directeur. mais bu attends yow vous êtes l'actuel directeur. waaw l'actuel. kon yow demaguloo fenn. déedéet. man responsable bi tegu sa mbagg yi nag dina diis lool. bu baax mais looy tëjee affaire bi nii. waaw lu may tëjee affaire bi mooy damay delluwaat remercier la bu baax. ci opportunité bi nga ma maye nii. pour ma mën a exprimer wu wax tawetu école Manguier man sax damay gën a dellusiwaat tuuti ginnaaw di wax par rapport ak parrain bi xam nga école ba. Jaraaf Ibra Paye lañ ko parrainé. moom la tudd léegi. moom la tudd en 86. école Jaraaf Ibra Paye. waaw. ah vraiment yéen kay vous avez l'occasion. waaw les Lébou sont. waaw sont incontournables. jeex na Ousmane Paye ancien ministre des sports. taxawal. waaw les Lébou. waaw sont incontournables. jeex na. Lébou yi dañoo am histoire ci Dakar. d'accord mais il faut essayer de toucher la collectivité. C'est vrai. La raison. dem leen seet si ku mel ni Abdoulaye Makhtar Diop. d'accord nit ku baax la. dëgg la.
n'est-ce pas. dëgg la. dem leen waxtaan ak moom. lui seul. mën na leen mobiliser l'ensemble des Lébou. dëgg la. waaye nag sama pourcentage d'accord. incha allah bu soobee yàlla bu soobee yàlla. jërëjëf Thione. jërëjëf. mais nag. jërëjëf. ba da mu nuru séeréer de. waaw samay cosaan de moom séeréer la ndax Mbour laa dëkk. Mbour diggante Mbour ak Joal ak Sandiara. ndeysaan. waaw Sandiara laa juddoo. waaw ma ne waaw. amoon na woykat bu mënoon woy waay ndeysaan. bu tudd Issa. moo woy yaaya ngay rombe jumbe ma jani woy bu neex waay Issa Faye man nag kooku xaw ma ko waay yéen tam entre séeréer Issa Faye moom xaw ma ko moom waaw xaw ma ko day la Yandé Codou moom xam naa ko mais daanaa ko dégg moom mais Issa Faye moom Yandé Codou Senghor tax ñëpp waaw Senghor wala mais Issa Faye laa bëgg xam fan la nekk dëgg la ko séeréer bu mag waaye boo xam ne ndeysaan bàyyi na fi ay woyu neex. dëgg la ah dëgg la vraiment non imam am na duma naan ok je profite de l'occasion temps yi dañuy def benn émission ñu xiim ataay yi naan benn waay bind ci internet bi mu ne lan que nous n'avions pas de tenue une émission de télévisée nga xam ne les micros sont en on waaw na ko bind de ngeen dégg nga dégg ma ataay waaye maa tey waay merci beaucoup c'était Balago TV avec les anciens et les de l'école Manguier non elle est ngéwél log de l'école Manguier Balago TV yow mi may wax naan sama ataay ji maa tey maa ngi naan